jërëjëf mbokk yi baaxoo suivre seen émission bi ñuy wax Jano bi tey ñu desiwaat toogaat ak yéen nekk ñetteelu numéro bi ñu toog tey ak kenn ci kilifa yi dëkk bi di Touba ci dëkk bu sell bi ñu koy wax Serigne Sidi Mbacke moom Serigne Cheikhouna Mbacke ibnu Serigne Abdoul Ahad Mbacke di chef de religieux nekk fii ci dëkk bu sell bi Touba waaye nekk ci conseil ci commune bu Touba ñu fas yéene waxtaan ak tomb yu bëree bëri ni ñu koy baaxoo amal rek ci bu xew-xew yu mel ni amee rawatina ay actualités yoo xam ne am na ci dëkk bu sell bi di Touba dinañ waxtaan li nga xam ne moo jëm ci wàllu hôpital bu bees bi muy niveau 4 bi xam ne ñu ngi koy tabax waxtaan li nga xam ne moo jëm ci autoroute Ila Touba ci préparation ouverture bi xam ne des na ko amal ci màggal Touba gi ñu nekk waaye den waxtaan tamit li nga xam ne moo di màggal Touba waxtaan ci dëkk bi ak doxinam rawatina commune bu Touba lu ci mel ni wàllum courant bi ak wàllu infrastructure yi wàllum assainissement ba ci éducation naka nag li nga xamante ni moo jëm ci wàllu ndox mi di dëkk bu sell bi di Touba sëriñ bi ginnaaw bu njëndoo ñu bàyyi leen nga nuyu téléspectateurs yu Touba Pro ak Touba Argentine TV ak mboolem réseaux sociaux yi xam ne ñu ngi ànd ak ci liggéey bi bismillah. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ñu ngi nuyu bokk yëpp te di leen baalu àq te di leen baal àq tey ñaanal Cheikh Mouhamadou Mountakha Bassir mu yàgg fi lool te wér ak mboolem njaboot gi nga xamante ne si ñu ngi ci gannaawam dafa séenee ànd ak moom ci pas-pasu bu liggéeyal Serigne Touba rek di ñaan yàlla lii nga xamante ne si ñu ngi koy liggéeyal Serigne Touba ci safar ji mu nangul ñu ko boppam te bañ koo jaar ci kenn kon ñu ngi lay nuyu di la wax ne la Sidi Mbacke Cheikhouna Abdoul Ahad conseiller à la commune Touba Mosquée. jërëjëf nuyoo boobu de sëñ bi kon laaj bu njëkk bi tey rek dañ koy jagle li nga xam ne mooy dëkk bu sell bii di Touba ñu ne ci wàccaayu màggal mu mel ni am na ay liggéey yoo xam ne mu ngi ci xaar ñu tàmbalee ko ci hôpital bi nga xamante ni bokk na ci dëkk bu sell bi bala ñoo ñëw ci ko ñu njëkkee hôpital bi jamono ji jëlaat nañ li nga xamante ni moo di marché bi ci wala entreprise bi jëlaat nañ ko ba relancé waat ko démb ci ministre bi Abdoulaye Diouf Sarr ci visite bi fi amal dem ministre de la santé kon mel ni changé nañ li nga xamante ni moo di entreprise bi ko njëkkoon yooyu sam bokkoon kenn ci yéen di doomu dëkk bi. waaw loolu dinaa ci mën a tàmbalee tuuti rek wax ci ndax hôpital bi su ma juumulee ñu ngi ko tuddee Jannatu Nahim programme bi jàlloon na président ñëw fi teg ci xeer yi néegi dikk bi nag xaj na am na coow li bari na lool waaye nun dañoo bëgg saa bu ñuy wax rek comme askan wi la ñuy waxal te amuñu ci benn intérêt di leen wax lool lu ñuy laam-laamee la wala loo xam ne dañ koy teg ci suñu bakkan loolu moom mënul nekk kon donc buñ ci wax luñ mën a teg baaraam rek la ñuy wax li nga xam ne nag dund nañ ko ci moom gis ko biñ defee suñuy gëstu ba léegi ñi ngi ci te yaakaar naa ne résultat biñ ci am mënuñ ci am lu ko gën a wér ndax defe naa su ma juumulee bii mooy ñetteel bi yoon mu am ay rëq-rëq ndax biñ ko ndëkkee samp jublu ci ne dañ koy def ci dëkk bi ba pam am problème mu jafe-jafe fuñ ko def ci ay yëf ak ay kilifa yu ko seqoon ak mbirum suuf ban demee ba xool ba ci biir am gox buñ situé ne war na faa mën a nekk ba insister ci ba joxe ko par la voie xëy na xalif général de Mouride wala je ne sais pas mais fexe nañ ba jot ci suuf si mais ñi doon suuf si ci boppam ñoom dañoo lànkoon ne seen suuf duñ ko joxe parce que ñoo ko moom te dañ ko lotissé woon biñ ko lotissé Sëñ Tuubaa ko lotissé joxe parti yi bañ ko joxe ba pare ñoom liñ ci am ñu jox leen ko ñu téye ko kon buñ demee ba bëgg a joxewaat bëgg a nangu seen ndono di ko joxe duñ ko mën biñ ko defee coow la bari Sëñ Abdou Samad moom suñ son bi moo ci yëkkati téeméeri million ñëw ne nangu naa dédommagé suuf si ndax liggéey Sëñ Tuubaa bu toll nii parce que it ay partenariat duñ jóge ca àll ba indi fi hôpital bu toll noonu ay intérêt yu gonflé yu ñàkk fayda mboolem ñi mu seqaloon marché bi ñoo ñëpp dañoo rasu woon bëgg a weñ seen ndox moom mu génn ci 100 millions joxe ko décharge yaa ngi fi mën naa laa limal tur yi ak identité yi ak lépp mi ngi fi ba mu ko defee ba pare hôpital bi mën a continuer ñu continuer waat ci voie boobu di dox ba yàgg entrepreneur bi ko gagné woon ci boppam di mbokk dem ba déggootut ak partenariat bi nga xamante ni si moo war a defar hôpital bi bañ demee ba ñàkk a déggoo am ci lañ wëlbatikuwaat relancé waat appel d'offre bi moom ñu dédommagé ko jël marché boobu jox ko beneen entreprise kon gëm naa ne dana am incha allahu rabbi balaa yàgg loolu moom lu confirmé la danañ tàmbali liggéey bi muy ci lu ma xam coow li nag bari na ci ay sëriñ ko gañ a lekk xaalis beeg ay kii ñooña duñu lekkuñu xaalis chiffre d'affaires ay milliards la commission am ca muy seen intérêt ñu sañ am droit jël ko mais li engagé hôpital bi ak fonds hôpital bi kenn mënu ko lekk benn problème nag laa ci gis boo xam ne xam naa ne Macky Sall dañu ko doon dëfale mais moom rendre ci sax compte bi mu koy wax parce que hôpital bu toll noonu ni mu toll mu def ko bu fekkente ne benn nekk na ci Dakar ñu jox ko maire de Dakar ne ci lañ koy dug ci maire de Dakar lañ koy dugal def ko hôpital communal commune Dakar hôpital bu mu attanut bu Touba commune Touba mënu ko jël en charge yéen a ma gën a xam li ma wax jafe-jafe yu hôpital yi ñu amee ngi ci dëkk bi jannatul mahwa boo fa demee la fay xew yaa ma ko gën a xam
xanaa loolu dinañ ci développé waat ci tuuti ci kanam. boo demee Ndaamaatu xañ na ka fa nekk jàmbaar la mi ngi def lim man mais ba tey it am na yooyu waaw kon donc hôpital bi bu paree man cause bi ma ci gis rek mooy niñ ko bëgg a defee hôpital communal loolu moom convaincre ma parce que xam naa ne mënul nekk parce que xam naa lu commune Touba attan ak lu mu attanut te section bi du baax kon may alerte président de la république mu bàyyi xel ci loolu parce que bu fekkente ne ñoom ñi nga xam ne ñoo war a dalal suñu xel ñoo ñu wax loolu kon dañuy gëm ne même buñ ko réaliser du am suivi waaw mais ñun loolu lañ ci gis comme luñ mën a jàngat bu dee ci jëmmi hôpital bi dana am ak du am moom ñun am nañ yaqin ne dana am ndax gis nañ dossier yu fondé yu wóor yoo xam nañ ne dana am ñaareel bi itam nii nit ñi di waxee nii népp it doon wax ju leer da di am nag loolu xam mbirum biir la su waree leer dana leer ñëpp te maa ngi jéggul nag ndax wax naa ci secret yoo xam ne sax du woon yoon ma di ko révéler parce que mooy li am waaye booy wax ak nit ñi aqulaay taxalaa da nga leen di wax liy dëgg waaw. kon coow li ci am lépp xam nga wax nga ko wàllu suuf amoon na fi surtout xam nga dafa xaw a laal commune Missirah tuuti ñooñu it yëkkati woon seen kàddu di wax ni duñu joxe seen suuf loolu lépp am ci ginnaaw bi dëgg la réglé nañ ko ba situation boobu décanté nañ ko jamono ji wax nañu wàllu wér-gu-yaram ci Touba tudd nga ko sànq généralisé ko la ñuy def Matlaboul Fawzeyni am nay problème Ndamatou am nay problème lan la infrastructure am na mais dafa mel ni ay médecins wala gestion bi mu yore nii moo baaxul kon lan moo ci part de responsabilité bu commune parce que nag compétence transfert la yenn poste yi. waaw man mooy li may faral di wax à chaque fois mbir bu fekkente ne dëkk bi ñëpp ñoo ko bokk muy mbirum dëkk bi damay jàpp ne dañoo war di ko waxtaanante ci nawlonte ndax dëkk bi dafa toll ci fi ne lu ne defee ne te ambition yi bari na te nit ñëpp dañoo fas yéene di dox ci am xel te fas yéene dox ci idéologie boo xam ne mooy développé ay pexe nag boo ciy dox day bis dana ñëw mu sakk te gis nañ ne jafe-jafe yi li ñu koy ëppal mooy négligence. man fekke naa fi moment boo xam ne fii ci dëkk bi hôpital Matlaboul Fawzeyni bii xëy lañ def 6 heures du matin courant bi coupé fii groupe électrogène bi sofe pendant 12 heures de temps 8 heures de temps yoo xam ne xaw ma 10 heures de temps yoo xam ne margo bi sax doxul ba xaw tuut yàllaa ci def sutura ba nit ñi am na ci ñu commencé woon a infecté boo demee ci hôpital Matlaboul Fawzeyni ba léegi ni fii si bloc opératoire bi mi ngi fi da nga fay gis ay fii yoo xam ne négligence la réunion nañ ci réunion ti ci wax nañ ci waxati ci mais à chaque fois boo ko toppee dafay mel ne li may gis mooy am na gàllankoor mais ñi war a leeral dëgg-dëgg duñ la mën a leeral xaw ma nag dañuy bañ a ñàkk seeni poste xaw ma dañuy bëgg a xam ne lii du luñ mën a lijjanti mais yaa am problème parce que foo ci dem rek buñ dajee réunion mosuñoo man fàttaliku man réunion bu ma fekkee ñu waxtaan ci ba tënk ci luñ mën a jàpp mooy tonte lay doon rek ak jiiñante kon donc négligence am na ci man li ma gëm. état bi dafa seetaan wàllu wér-gu-yaram ci Touba ndax boo dee xool hôpital Matlaboul Fawzeyni boobu ay taalibe ñoo ko dajale seen alal def ko bi ci des démb rek mi ngi def visite de chantier sëñ Abdou Boudot mu Cheikh Abdou Boudot bu Serigne Fallou Mbacké benn poste de santé bu mu tabax andindi ba léegi kon dañ leen a bàyyee daal yéen ngeen demal seen bopp état bi moom jéemu dara ci infrastructure yi. loolu moom mayuk Serigne Touba la ngoo xam ne suñ borom ak ko may te du ko nangu mukk dëkk bi moom xanaa ñoom ñu def li leen war ak ñàkk a def waaye lu fi mënta ñàkk Sëñ Tuubaa dana ko fi def ndax boo xoolee ñi walanteeru di jël seen alal di ko fi def te dëkkuñu fi te boo yeexee màggal képp leen di booleeg dëkk bi ak xañ na bu fekkee am nañ fi kilifa ñuy jëflanteeg ñoom waaye luñ jéggi ci Sëñ Tuubaa gar ci seen tànkub tubéy duñ ko jeexal waaye daal li ëpp solo ba ëpp solo mooy négligence bi moom dafa am ci côté état bi. aussi responsabilité bi nga xamante ne si nit ñi ko ca war a jël nañ ko ci muy commune wala xañ na ñi nga xam ne ñoom ñoo ŋànk dëkk bi à chaque fois damay gis ne dafay am lu bari lu des te doo ko neex a waxtaane parce que li tax mooy saa boo ñëwee rek ñoom am nañ fuñ lay gekk te buñ la fa xasee gekk dootoo fa mën a jóge bu fekkente ne nag ñoom ci seen jëmmi bopp dem nañ ba xool ne dëkk bi ñu yoree dëkk bi ak léegi bi ñu yoree réew mi ak léegi daanaka boo xoolee poste de santé bu fi am ay nit a volontaire def ko fi mais du ñoom doo gis daanaka hôpital boobu lañ mën a wax ci lu wér loo xam nee nañ danañ ko fi def te ay kilifa ñoo jóge fii ci réew mi ci dëkk bi dem wuti ay partenaires yaa indi leen loolu it leerul ñu bari ba léegi. parce que man toog naa ci kilifa mu ne ma ñoom ci seen jëmmi bopp yàgg nañ ko bëgg mais am partenariat bu ko fi indi rek jafe-jafe la woon parce que kiñ ko seqaloon ku négligence la. ñu lijjanti ko état moo ko accepté parce que ñoo doon wut partenariat bu ko mën a def mais kilifa jógee fii de wuti partenariat bi indi ko ci réew mi collaboré kook état pour mu mën a am loolu it lu ci am la lu ma xam la waaye daal li nga xamante ni si mooy li ëpp solo ba ëpp solo mooy nun dañ ñoo seetaan ci santé ci wér-gu-yaram seetaan ñu ci éclairage public seetaan ñu ci
même ndox mi nga xamante ni si sax ñoom tey seeni pexe mooy gisuñu ci seen bopp tax na tey jii ñi ngi taxaw pour gàllankoor dëkk bi pour nit ñi di ko fay c'est obligatoire parce que nañ Touba ak dëkk yëpp a yem kon amul leen luñ fi mën a bàyyil Touba lu dul muy def ni dëkk yëpp di def balaa yàgg dara xam naa ne après màggal da ngeen ko dégg ci seeni pexe bu sottee ñi ngi xalaat def dëkk bi région pour génne ko ci Diourbel waaye loolu li ko waral it dinaa la ci wax mooy fan yii yaa ngi dégg Canador Sène di ko révélé contrat boo xam ne pétrolier boo xam ne ay Nigériens lañ ko loué ñoo xam entreprise nigérien lañ loué région Diourbel bi yëpp suuf si te ñooñu ci wàllum pétrole la ñuy yëngu pour ñu ñëw diagnostiquer dëkk bi ma yaakaar ne Touba comme am na autonomie boppam nekk ci biir région Diourbel it xanaa bu ñu loué région bi yëpp it ñun danañ ñu gindi ñu xam mais duñ jekki-jekki rek ñun laafaal lañ ci loo xam ne itam ak yan condition lañ loué région suufu région bi loolu war nañ cee mën a leeral dara te ñun li ñu gën a jaaxal mooy ci découpage bi mu koy def man nee naa dañoo jàpp ne day yaatal waaye dafa am lu ko taxoon a jóg ndax boo xoolee Touba Fall googu 15 kilomètres amoon nañ ko ci titre foncier bi booy ci watu soowu gi jëm Dakar xam nga ne kon loolu Touba Fall duggoon na ci biir titre foncier bi donte am na kilifa am na boroom te lépp it alali sëriñ bi la waaye leen lu ne ak ña ko jagoog ña ko féetewoo waaye fi ne loolee moom bi mu defee découpage daf koo dindi titre foncier bi rombutut fii nii boo génnee dëkk bi côté ngay gi ci kër gol loxo ma tuuti nga ciy dox fa la titre foncier bi yem kon ñun amuñu ci intérêt ba noppi dañuy yaatalal pour commune bi mën a am ay voix pour mën a porter dëkk bi parce que dafa tuuti ci xar kanamu commune rurale mais au contraire booy xool mu nekkoon commune rurale sax tey moo ñu taneel parce que ñun gisuñu ci benn yokkute bu mu yokk te yokk nañu ay charge ba noppi wëlbatikuwaat lim ñu yàqal man gëm naa ne buñ ñu bàyyiloon suñu commune rurale bi noonu moo doon gën ci ñun kon ba tey day delluwaat ci négligence boobu nga waxoon da ciy delluwaat te bokk na ci yoo xam ne buñ jee génne askan wi di leen wax daañu xam dëgg-dëgg mais bu fekkee lu ñuy xomtoo la rek mi wax nga ko ñu jublu màggal desatul lu mat 14 jours mais ba léegi amaguñ plan d'action bu leer boo xamante ni mën nañ ko définir teg ko pour ndoxum Touba doy ci màggal ki ndax fii ni robinet yi daanaka guddi yi am na ci yoo xam ne sax nu xel lu leer laa la ciy wax gis nga ndoxum Touba du ma sa régler état bi dafa am loo xam ne duñu ko baal te nit ñi duñ ci rendre compte ndax depuis bi fi Abdoulaye Wade toogee moo ne woon benn xalif général de Mouride dootuma ko bàyyi muy fay ndoxum Touba mi jël ko en charge di ko fay loolu it leerul askan wi xulil xaq wala kaana mu nit buy wax da ngay wax dëgg état di fay ndox mi ñu wëlbatikuwaat ci loolu di dox techniciens yi fi nekk état leen fi teg ñuy entretien forage pompe yi fi nekk soo amee problème état moo koy régler kon ñoom it buñ gisee loolu wëlbatikuwaat gis ñuy filtrer ndoxum dëkk bi di ko jaay te mosuñoo gis benn réalisation buñ mën a wax buñ mën a teg baaraam te ñu gis ne loolu état moom lu ne nga ko mën a nëbb ba mu des économie ci réew mi moom lépp luy génn xaalis ñoo la ko gën a xam kon ñoom duñ mën a baale loolu parce que dañ naan rek comme alale état la te état ngi fay ndox mi te Touba ñu am nañ courant su di jaay ndox mi di ko filtrer di jaay kon ñun dañ ñuy fay ndax ñoo leen di fayal ndox te loolu ñuy fay ndox mi ñu ngi ko préparé ci budget bi ñuy wooteel Touba ci màggal gi chaque année budget bi presque duñ ko ci def ndox moomu lañ ciy fay su jàllee seen niti bopp yi xewleeg seen encadrement yi xewle ci dëkk bi ak seen situation yooyu ci loola la ñuy comp di ci def ba at ma del siwaat bu jeexul ñu wut feneen fu ñu ko justifié mais ñun pare luñu pour dara te loolu damaa jàpp ne bu ñu ko wootee pour màggal gi dañ ko war a jël def ko ci màggal gi wurta génn màggal gi moo ñu indil jafe-jafe yooyu état di continuer ba maa ngi xool 2016 ñun dañoo réunion maa ngi toog Diène Faye a ngi toog Alaaji Ndiaye programme a ngi toog maire a ngi toog doomi Diop et frère ji mi ngi toog booba fekk ñi amoon problème mu urgent diggante Maawu Rahmati ak maire bi problème daar ci ay tiwo yu ñu waroon a raccorder problème am ci keroog bi maire bi di génne tiwo yi dañoo dem sisir nguur si Diop mu jox leen lebal leen walooru 23 millions ci ay tiwo loolu topp na ci ñaari at mënu koo fay keroog ci réunion bi mi ngi toog ñuy wax mën na leen fekk boobu lañ njëkk a wax ci problème mu fiid yi ñuy wax nii ne moom lañ doon defar ci SDE 2016 mën na leen 526 millions lu ngeen ne génn ngeen ko Mansour Faye yor ministère bi di ko doxal 526 millions nekk fi ngeen ci ndoxam Touba mi ngeen koy def ba noppi indil ñu ay 2e mai
pompe yi ñu fi indi woon ay 200 la ba pare pompe yu ci nekk bu ci mel ne F1 bi nga xam ne mën naa génne 30 000 litres kib nga def ci pompe boo xam ne par exemple laa lay wax nga def ci pompe boo xam ne 1500 kib la mën a génne kooku du avantage su ko booleeg li suuf si di naan ma ne leen da ngeen koy def état de continuité parce que jot na ngeen xool dëkk bi lu fiy xew xool ngeen ne fit yi mun leen ko fee régler fii ak màggal parce que diamètre numéro 1 bi jaar ci digg dëkk bi Touba Mosquée bi mi ngi jaar ci digg kër Sëñ Fallu gi traversé jumaa ji continuer boobu rek tey ji mar détail bu explosé woon te li ci tëdd ci ay kër kenn xamul nu mu toll maanaam mën naa indi sax jéye ju mag ci dëkk bi waxuma la waaye indonne bi mën a indi rek waaye jéye ji mu fi mën a indi parce que mën naa lor ñu bari te fi ne loolu ñoom mënuñu koo defar kon bu ñu nee defar nañ lépp dañuy wax lu leen neex loolu du luñ mën a defar fii ak màggal 2016 bi ñu ci njëkkee wax ma wax leen loolu dama ne leen état de continuité ngeen ko war a def su ngeen ko defee état de continuité su fekkente ne màggal gi jàll na ngeen réparé ci li ngeen mën a réparé su jàllee ngeen continuer ko jëmale màggalug déwén balaa màggalug déwén problème mu fit da ngeen ciy pare problème mu entretien da ngeen ciy pare bu ngeen ñëwaatee ci yeneen section ngeen di wax ak yeneen détail wala yokk mais li nga yor baaxagul bu noppi at mi jot boo ñëwee nga ne dinaa yokk itam meg gentut kon entretien dafa am d'abord am ngeen ay employé di leen fay xaalis baa ngi fi yéen a ngi koy woote ci turu Touba nañ ko ciy def ñu mën koy justifier mën a xam ne li ngeen di def baax na état nag bu defee lu baax das ñu ko wax parce que ci dëkk bi lañ dëkk xam nañ li xew su defut lu baax it dañ koy wax parce que loolu rek moo ñu war a mën a soxal ngir développement dëkk bi suñ demee ba mënuñoo am loolu nag nun wax dëgg yàlla it dañuy mën a sañ nañoo taxaw di xool waaye nag duñ ne kenn baax na te baaxut waaw loolu moom kenn jëraluñu ko ci àddina te gisuñu ne ñoom importance bi Touba war a am dëgg-dëgg ba léegi dañoo jàpp ne daal ay nit lañ ñoo xam ne à chaque fois rek chaque année bu màggal ñëwee mën nañ leen a birkole taxañ leen ci mbenn mbedd bu jàllatee jàll na bu màggal gi jàllee dootoo leen digg ñu wax ci lu jëm programme Touba xanaa élection yi ñu jub si xañ ne moo tax màggal gu nar a danger la ci ñun ci buñ defut ndànk surtout nag ñi ma ko war a wax parce que lu ne mën na cee xew parce que mooy dernier màggal te 2019 lañ jëm waaye ñoom ba léegi nag jëlaguñ benn position ci dëkk bi parce que population bi xañ na malentendu bi am seen diggante ak population bi lañ meree dëkk bi mais bu fekkente ne ñoom gëm nañ ne importance bi Touba am ak koom-koom mi fiy jóge di dugg ci seen loxo ñu di ko gérer ak liñ leen bàyyee lépp ci suñuy faveur waruñoo compter ci population bi dañoo war a xool ci importance su dëkk bi te loolu mooy tax ñu mën a convaincre population bi ñu ànd ak ñoom mais du ay communication wala ay nas ay pexe loolu moom dafa jeex ci dëkk bi ku ko fi def it sa bopp ngay nax mais naxoo nit ñi moom te nit ñi fi ñu nekk moom léegi ñëpp a tollooy xel kenn mënut a nax kenn macha allah. ci wàllu économie dañuy des ba léegi mu jëm ci màggalu Touba wax nañ ni téeméeri milliards yu topp Touba màggal gi dina ko dugal ci réew mi lan la ci Touba am. moo jaaxal ñëpp ndax man ci commune ba ma nekk gisuma la fay dugg xam naa daal am na ay force yu ñu fa daan dugal ci cadre social te loolu ñu yore commission sociale la ko seq te duñ ci leeral dara mais bu dee ci économie dëkk bi moom li du économie dëkk bi dugal ci état bi asaka ji def ko ci dëkk bi moo tax buñ gëmee na ñoom ndox moomu ñuy fay ak entretien boobu ñuy def moo tax ñu bëgg a profité ci loolu bëgg na dëkk bi c'est obligatoire dañoo war a fay ñoom ñi ngi nax seen bopp parce que ñun liñ ñuy jëlal moo ëpp liñ ñuy defal kon nañ ñu bàyyi xel ci loolu tamit waaw mais man gisuma ci benn intérêt boo xamante ni si dëkk bi am na ko ci wax dëgg yàlla waaw. ñu ñëw ci autoroute Ila Touba wala ba lañ cee ñëw sax ñu ñëw ci. en tout cas lu mën a am la de parce que li tax mooy ñoom kenn waxu leen dëgg te xam naa ne itam ñi ngi mën a ganger nañ ko mane pour mu am parce que loolu moom mënuñu ko comprendre ñoom maam Sor Faye mi nga xam ne nag moo ci gën a walla mi ko moom gën cee ñàkk kersa taxaw diiñ wax ko waxtaanu sàll bu mu génn rek te lam ca mën a la ca gën a rafet rek la génne ci kaw waaye lañ waxante ci biir dëgg-dëgg du ko wax waaye yooyu yëpp ñun ñu ngi koy xam moo tax duñu déranger waaye luñ nas rek balaa tisbaar mu leer naa ñu nekk bëccëg loolu moom nañ ko xam waaw kon te ñu ngi leen di déglu nag réaction bu ñu ñëw daañu ñu fekk incha allah. autoroute Ila Touba ci la ñuy des moom lañ ko tuddee ko Ila Touba donte traversé na Touba dem ba côté Matam Linguère gis nañ ni njiitu réew mi ngi waajal ak ñëw ci incha allah su leen ko inauguré xaj na sodi bi ñu jëm bu desee lay doon balaa màggal ndax bii mi ngi dem Casamance kon vendredi sodi prochain dañ ko mën a xaar jàpp nañ ndax ci la nga daa faral di ñëw lan nga gis ci projet bu mag boobu ndax nee na bokk na ci réalisation yu gën a rëy mu defal ko yoonu murit yoo xam ne kenn mësu ko def. waaw loolu itam li ma ci wax rek mooy ñu ngi koy ubbi mais alerte bi ma ci njëkk def population bi mooy nañ def très attention parce que tali bi lëndëm na amutul làmp amul signalisation amul ay panneau signalisation amul dara buñ ko inauguré pour màggal gi daar it politique la ak xam nañ ne majoritaire bi daje Touba
boobu moom bu ñu doon mobiliser fekk fukki junni at di ko waajal mënuñu koo am te ñu ngi def trafic de influence pour mën a wëq nit ñi ñu dem dañu ko kumpa pour mën a fekke mbooloo mi ñu mën a def trafic de influence. loolu nag safut mais ngaañ lim ñu nar a jural nun xanaa ñoom duñ ko xalaat wala seen yaram du daw wala ñun murid yi ak géttu xar lañ koo xam ne toujours dañuy sarxe rek tali bu amul penturuñ ko amul benn signalisation amul ay tableau amul ay lampe nga xëy ubbi ko lu tollu junniy nit war di ci jaar di traversé dugg Touba gi catastrophe yi mën a jur ñoom est-ce que xalaat nañ ko. tañ na dañoo fay ay entrepreneur ñu ñuy liggéeyal ba mu des finition ay waay nañ leen bàyyi ñu liggéeyal nit ñi luñ xam buñ noppee ñoom ñu ubbi ko ci conditions yu baax buñ taxawee ne Touba lañ ko def d'accord naa ndax jaar na Touba mais boo xoolee ambition bi mu jël nga xam ne ñun ñoom liñ ñu wax mooy dëgg ci ñoom mooy Touba tax koo jug dafay jaar jàll. man nag li ma ci jàngate mooy def na dëkk bi Carrefour te Carrefour moom ñaare fa mu am ñaare mardi tali rond-point lay doon te bu xasee doon Carrefour moom lu ne dana wàcc ci dëkk bi kon war nañ ñoo mën a dolli insécurité bu baax parce que dugal nañ ñu ci kurunu boo xam ne mën nañoo indil jafe-jafe yu nekk. tëju ci jékku na parce que li ko tijji mooy boo xoolee ligne bi mi ngi continuer di dem waaye boo xoolee sax corniche su dëkk bi dañ koo xaaj ci digg bi dañ koo xaaj côté droite bi soo wàccee autoroute bi côté droite bi jëm garage su Dakar rond-point bi noonu jër yoonu ndindi bi ba génn ndindi lañ ko def 2 ba pour wane ne autoroute bi noonu lay jaar continuer kon signal bi gis nañ ko. te ba léegi bu fekkonte ne dëkk bi lañ bëgg a aménager xanaa dama yaakaar ne 120 corniche bi moom dañ koy def 2 vents mu continuer leen li sax dafa ñaaw dafa fés ba mëpp te loolu fi ne renduñ ci compte ak it bëgg naa ñu laaj damay laaj loolu pour question bu ma soxal la parce que dëkk bi itam lu toll ne autoroute Ila Touba bu toll noonu ay partenariat def ko ci alal ju dul jeex di ci génn te xanaa luñ cuune suñuy kilifa yi fi nekk ci administration war nañoo mën a demander laaj ñoom ban intérêt la ci dëkk bi am parce que lu mu bon war naa mën a am luy jógee foofu di dugg ci dëkk bi di moins donte day dugg ci commune bi wala ci dëkk bi ñu xam ne lii mooy intérêt dëkk bi am na ci benn intérêt mais dara Touba amu ci benn intérêt wala boog ñu ay ñetti wala boog ma xam ne kon loolu ci yeneen i loxo lay dugg waaye duggul ci dëkk bi te loolu ma yaakaar ne lu toll noonu chiffre d'affaires bu toll noonu di ay milliards dugg ci am réew te mu concerné réew ma intérêt bi kanaaw waru su koo xañ bu fekkee dañ ne dëgg-dëgg ville de Saint bi ñor na leen bu jëmun ci beneen dëkk day commune ba moom dana taxaw défendre ci ay intérêt mais ñun amuñu ci benn xam-xam buy wane ne ñaar dërëm mi ngi jóge ci autoroute bi di dugg ci dëkk bi. est-ce que commune bi defu ko. du mën a déet parce que li tax mooy da nga koy xool ci négligence boobu li la koy xamal mooy gis nga dëkk bi code de la route rek ni ñu fi amee problème ay table signalisation sax amu fi. moo tax gone yi ni ñu jàngee dawal rek la ñuy taree dëkk bi pour nga gis intersection ab tableau mu ginde la ci lii nga war a def amu fi ñi fiy jàng dawal ñëpp seen farloo leen xamloo code mais du tëli bu leen di gindi wala mu yar leen te loolu bokk na ci liy dimbali population wax ko leen war a def. comme nag loolu ñun finalise comme yu ñàkk fayda yooyu lañ munta tal di ko collecter c'est pas l'appel ñuy dem ci benn bagage boo xam ne. intérêt bi ñu ci war a am amuñu ko ci ñoom ñu di ko topp wala ñu di ci coow loolu moom gisuma lu leen ko jaral ñoom négligence bi moom ñoom laa koy teg parce que état moom lim ñuy def war nañu ko ba noppi kon bu ci négligence boobu amee rek man ñoom laa koy daal di teg ndax war nañ ñoo wax intérêt bii lañ ci am fii lañ jëm ak moom lu mu bon sax ñu xam ci intérêt boo xam ne bu duggee ci keesu commune bi dinañ ci mën a def entretien mën cee def régulariser code de la route bi panneau signalisation yi éclairage public bi extra mais partenariat boo xam ne day ñëw di la yuus économie murid di la yuus ba noppi murid yi amuñu ci benn intérêt te gisuñu leen lu mu leen jëfal ci seenu dëkk wala lu mu leen di servir kooku it lu suñ bopp la nañ ñu ci ginni. ñu des ci visite bi parce que tamit dégg nañ fan yi rek ci presse bi ñu ni sëñ Bass Abdou Khadir moo sauvé Macky Sall ci niñ ko waxee ndax benn chef religieux bu ne ci dëkk bi taxawoon na pour saboter visite bi yéen nu ngeen jàngate loolu yéen ñi xam ne doomi dëkk bi ngeen ci doomi soxna. xam nga loolu dama caa mënta sori ndax man daa caa bokkut ku ne xam na ne man lu may dugg lu ne lu leer lay doon njiitit yomb ma rek jiital ma loolu moom ku ma xam-xam ne man dama am xalaat am idée kon du ma ca sori xañ ne loolu ñoom ñoo ko seq waaye li ma mën a wax daal ci ñëw gi mooy lu dul ñàkk xorom defu ko ndax boo demee ba àgg ca laaw la bi ay diwatee ñu yoo xoola ak diw ak nangam ak calmer détails yu ñàkk fayda yooyu dafay war a jóg nun ay taalibe lañ yaakaar Sëriñ Tuubaa di ay murit bëgguk sëriñ bi xam nañ ko bu wér xam nañ li sëriñ bi di dox xam nañ luy xar kanamu dëkk bi xam nañ lu dëkk bi méngool tuuti nañ ci
wala seexlu nañ ko di yor ay morsa di taxaw ci naaju tàng bi ngir lan Macky Sall xam ne danoo mer duñ ko jëfee noonu noonu ni ñu koy jëfee moom xam na ko te daañ ko jëflanteeg moom luy xew nag da koy bett waaye du lu ñuy wax dëkk bi nag ku mën a taxaw na yaa canaliser dëkk bi wax nañoo ak yow ba sedd na léegi dara du am kooku yow la concerné kooku moom yow la concerné yow mi ko wax xañ na wala boog ña nga jiite waaye ñun décision yi ñu nekk ak programme yi ñu nekk moom du lu ñuy dem di ko rendre ki compte kenn mu ñuy wax ki que soit luy mën a xewit rek le jour ci incha allah dana xew. loolu laa ci am lu may wax parce que kenn convaincre ñu ci ay wax te it duñ nit ñuy xëy rek di jaboote ci ay kasaw. lan mooy problème mu Macky Sall ak Touba parce que gis nañ ni depuis mu toogee ba léegi rek Touba dafa opposé wu. ci moom la parce que eltation bi mu jël mooy daf leen a teg ay noon te duñ ay noonam Touba nag bu fekkee importance bi mu am ci dëkk bi ak wàccuwaay bi mu am ci réew mi ak importance bi mu am ci réew mi ak dayo bi mu am ci réew mi bu fekkee da nga ko iñaane ba tax nga jombale ko lépp loo gis muy njariñ lu jëm ñaata partenaires yaa ngay gis yu jóge ci àll bi ñëw am initiative collaborer ak dëkk bi def lu kenn lu nit munta def lu nit ñëpp di gis àddina bépp di ko gis ñu gàllankoor leen ba ñu dëpp wala ñu sabantal leen yow ci sa bopp intérêt bi ñu am ci état bi lu ci bari da nga ñu koy xañ ba ci éclairage public bii ñuy wax barki dem moo njaay fii ba sëñ bi di communiquer nag murit bu nekk jël sa xaalis dem jënd sa lampe def ko ci sa bunt kër monté ko ci sa compteur loolu état ko njëkk a bëgg a def li ma lay wax ni lu leer la dañoo mujjoon àgg ci ne kilifa yi ci dëkk bi ak lampi penc yi dañ koy monter compteur ñuy fay parce que mëntuñ leen a yoral éclairage public te pourtant ñun kenn yorul luñu ko parce que taxe communale boo ca demee ñun dañuy fayaale éclairage public ñun loolu mënatuñ cee jotuñu ci son xaalis boobu xamuñu fu muy dugg ba noppi wëlbatikuwaat defaral luñu ak éclairage public ñu wëlbatikuwaat ñun di ko fayaat ci suñuy compteur kon léegi ñoom kay nañ ñu dimbalee leen taxe communale yooyu ñu ñuy defal ci kayit bi nañ ñu ko dindil ñu bañati koo fay bu ko defee éclairage public bi ñu di ko fayal suñ bopp wala boog ñoom ñu defal ñu éclairage public bu baax ñuy fay suñ courant kër yi mais di ko fay ci communal bi di ko fay ci ko taxe commune yi ci facture bi ngay fay yow nga di ko ci fayale amoo éclairage public ñu wëlbatikuwaat xalaat leen ngeen jëlaat nag sab lampe monté ko ci sa compteur continué waat di fayal sa bopp éclairage public loolu man ñàkk jomuk état rek laa koy teg ak ñàkk xorom soit lenn liit condamné naa ci commune bi parce que fan yi dégg naa ministre de l'intérieur mu ne day saisir ministre de la budget parce que dafa am éclairage public bi 100 millions yu ñu war a dugal ci dëkk bi yoo xam ne dañ koy saisir jaar la ko par la voie mairie par décret parce que appel mënuñ ko fay def feek màggal appel d'offre DRP lañ koy joxe saisir kii bu ko defee maire bi mën koo jël en charge joxe entrepreneur bi mu liggéey ko mais ma gëm ne loolu mooy li ñuy gën a yàqal ñun loolu laa gëm parce que 100 millions yooyu bu duggee foofu man gëw ma ne comme Sénélec du ci doon dara ñaareel ba ay entreprise privée ñoo koy def te fu leen neex lañ mën a jënde ji làmp yi te lu ñu facturé it ñoom ñi koy joxe ñoo koy contrôler loolu ba léegi dalul sama xel man franchement. mu jëm ba léegi wax nga ko sànq ci wàllu président ci taxawaay bi mais taxawaayu commune bu Touba buñ ci dee wax dafa mel ni ba léegi itam des na surtout maire bi ndax it am na ci loo xam ni ay responsabilité am compétence transfert daa am lampi mbedd yi moo ko war a defaraat taxaw ko bañ defar ko lu jëm ci ay école wala lu jëm ci li nga xam ne mooy ay poste de santé mais gisuñu ci benn taxawaay boo xam ne def na ko yow en tant que conseiller ban jàngat nga ca def. waaw mooy li ma la waxoon rek ci laay dellusiwaat parce que nit ki moom bukki bu yóbbeem ponkal ca doxin wala xañ na état bi dafa dem ba gis ñàkk incompétence bi am ak négligence bi te aussi ñoom état baaxul ndax bu fekkee day diyoog yow di la fajal sa aajo wala mu bàyyee la say privilège xamal ne am na ñum koy xañ donc nag bu fekkee intérêt général ngay dox pour nga wax leen idée yu leen convaincre dafay yomb pour boo yuuxoo ñu dégg la faj sa aajo wala li nga tële ñu dimbali la ci waaye yow ginnaaw doo def doo dindi te ñi ma woo jàmbat te privilège yi nga am sax bu la ko elaa xajee ñi ma woo sëqat yow ci sa boppit li la war a def lu baree bari teloo ko da ngay am problème état loolu rek la ñuy yabee ay responsable yoo xam ne dëgg position yi ñu war a taxawee doo comprendre parce que da nga fi topp mbir ba ci biir man lu ma lay wax lu ma xam lay doon léeg-léeg ma topp fi mbir ba mu dugg ci kër damay dëpp parce que lam mën a jur du ko jar te loolu kon bu amee dafay mel ne kon ba léegi day dellusiwaat ci ñun population bi def nañ ci système bi la système bi nag boo ko waxee rek ñu s'identifier ay nit mais système bi moom ku ne da cee bokk kenn ku ne da ngay xool la nga ciy suyee ak la nga ca doon ak la nga ca def mais buñ ne système bi rek nga gàddu lépp te muy mbooloo rek da ngay am problème mais kenn ku ne am nga ci sa domaine boo xam ne yaa ko moom
mu occupé ko di ko doxal léegi da ngay diagnostiquer foofu ba xam est-ce que li nga fa war def yaa ngi fay def wala déet amul. ñoom bilan Macky Sall rek la ñuy protéger mais ñoom jéemuñoo xalaat sax seen bilan parce que xam nañ ne mëntuñoo convaincre nit ñi parce que ñëpp a xam ci liñ nekk kon amul sens. waaw amul sens te du ma sa am sens parce que nii moom li fekk du meluñu ko judduwaat du ma sa réglé. bala ñoo dem ci dernière question bi rek ñu ñëw ci li nga xamante ni moo ñeel ba tey ci la ñuy desaat question bu ma fàtte woon la mu ci seen diggante Touba ak Macky Sall ñu bari wax nañ ni ginnaaw bi mu toogee wax ni marabu yëpp ay citoyens simple lañu ak it nangu ci yenn ci passeport diplomatique ak oto yu mu retiré dematu leen pale moo tax seen diggante ak moom naqari. mën na nekk parce que li tax mooy nangu na fi oto nit ñi teg seen bët wax na ko nit ñëpp di dégg. kooku problème am la léegi nag bu nekkee di ko jëf bataille psychologiquement tamit dañ koy comprendre xam ne loolu missionnaire la te ku ne xam na ni mu faloo bari woon na ay partenariat ay alliés yoo xam ne noonu dëkk bi lañ te ñun xam nañ kon dafa am loo xam ne weñ gaa nga bañ a ca mbànji xaan Macky Sall li muy def lépp fooy durut buñ ko tegal la sañu koo bañ te bëggut a ñàkk nguuram te jàpp na ne ñooñu moo ko fi mën a jëlee ndax caay-caay gi mu def ba falu ñoom. jikko ni mu fexee ba nëbb boppam ak communication ñi ko yoreeloon ak feuille de route bi ñu ko tegal ba mu jaar ci ba réussir ko ñooñu du leen masa foowe dana leen téye fukki loxoom parce que jàpp na ne ëllëg ñoom rek ñoo ko fi mën a jëlee waaye bu ñu doon ay citoyen ordinaire di citoyen yu am jom nangoo liggéey xam suñ donal maam te téye ko te it réew mi moom yàlla dogal na dootuñu fi n'importe quelle personne parce que bu du dara aw askan lañ fi comme ñëpp ni nit ñi amee askan diw askan dootuñu benn nit dootuñu ñaari nit di ay askan yoo xam ne ñoo bokk maam booloo defar seen jikko ànd ak ñi leen yàlla booleel ñooñu boo leen boddee it ñu toog jàpp seen ngor ak seen dignité te boo déggee rek kaay ma wax la de dëkk bi de sëñ bi léeg-léeg ñu jël fi fukki nit identifié ci yoonu murid yëpp def erreur bu mag te ñoom de ñi ngi ciy gis ci média bi matuñ fi fanweer mën naa ne ci dëkk bi te ñi fi nekk ñëpp ndigalul sëriñ bi rek lañ nekk liggéey ak jaamu yàlla ak dimbalee dëkk bi ku fi dugg xam ne social a ngi fi fii rek ngay gisee nit ñu ne la am na milliard bu toogee balaa weer waa dellu si nga toog fekk du yor ñaar dërëm te du ko lekk te doo ko mën a justifier ci këram te lépp da koy joxe ngir sëñ Touba rek la am wala boog fi laa ko xam te bu xëyee dem wutiwaat ko te bu ko wutee da koy am te bu ko amee def ko ci jaamu yàlla yi kon loolu nun tiituñu ci côté boobu xanaa kay mooy jaboote dafa metti te xam nañ ne askan wi ci dëkk bi sonn nañ population bi am na ci ñooñ li ñuy jànkoonteel actuellement nii yow sax da nga koy rus a wax bërki dem rek maa ngi ciy waxtaan ak sëñ Abdou Samatum sëriñ son bi ma naan ko sëñ bi de yow bu nit ñi doon xool li ngay daj ci social ci sa digganteeg néew ju doole yi ak sëñ daara yi ak doomi soxna yi ak nit ñi wéradi ndax booba dama faa toog tombeek mbokk nit koo xam ne dafa wéradi am jafe-jafe xaalis muy dox ba dugg ci noppam te kooku xam naa ne yëgu ne sax sëñ bi yëg mu yëkkati téeméeri junni ya koy faj yónnee ko fa te musta gis nit ka te xam naa ne seq koog moom te loolu mën naa ci lim ay junni nit aqulaay taxalaa rek a tax may wax kooku bu demee lijjanti ba am partenariat bu mën a indi fii ci dëkk bi hôpitalu 40 milliards kooku xam na li askan wi di daj ak moom lam cay daj ku mel noonu nag soo ci amoon junni tefaale woo leen safut te état bi ni ma ko gisee nii yaa ma neex lay dox ci dëkk bi ak maa tey parce que lu faay am yéene wula ko te mboolem nag lii ma lay wax na nga ci jàngat na nga koy dale ci histoire ba léegi mboolem ku ñu fi daan dégg mu def opérateur di jëf ci yoon wi ñuy wax ak dindi fi ne raq nañ diggam la ko dale ca ba mu toogee bi fi may wax yow ca Moustapha Yacine nga koy tàmbalee jaar ci gaa yooyu wàcc mën naa li ci limal junni nit même buñ leen toroxalut it conditions yi ñu teg ak ñoom mooy benn activité bi wane ne dara lañ ci réew mi bëggatuñ leen cee dégg yóbbu leen retraite ñaata nit nga ci xamoon ni dëkk bi màggal gi heure gi foo daan gis nit ñi di jaay ak welt kenn ku ne jot nga menace boo xam ne ñemeetoo génn sa kër waaye loolu man ñàkk gëm Sëñ Tuubaa rek laa koy teg buñ gëmoon ne Sëñ Tuubaa leen jox liñ yor waxi Macky Sall du tax ñuy daw dëkk bi ndax ñim ko ci mënal ñëpp def na leen ko bu dee sëriñ si fexe na ba di leen fénqale ci seen biir bu dee ci jëmmi opérateur yi nga xam ne dañ leen a tudd yoon wi tañ daan jëfal Sëñ Tuubaa kese ñi ci bari fi ne xoqatal nañ leen bañ daw génn dëkk bi ñemeetuñ fee jëf-jëf ju sotti waaye nag bu tey li ma la wax rek Sëñ Tuubaa moom mbiram li tax Sëñ Muntaxaa am fitu taxaw woote université 30 milliards li mu war a def bu ko nit ñi joxe wutit dana jóge ci kaw asamaan si wàcc waaye kenn xalaa kulli xaal dana am te man loolu laa gën a gëm. dernière question bi muy impact bi màggalu Touba am ci comité musulman bi surtout Sénégal noo koy jàngate
day loo xam ne day ndamul réew mi ñu war koo téye seen fukki loxo ndax moom la ñu xam su dee doxkat nga dox ci àdduna bi tubaab yi sax boo ci demee ci seen réew yi seen ndaje yi ñu gën a fonk mooy yi gën a populaire bu dul dara ci économie ak image nga am lu rafete nii àdduna bépp kenn mënu koo am surtout ñu lay tudd ci réewu jullit te saa boo xëyee yaa ngi def lu koy déstabiliser kooku dafay mel na yow xamoo sa importance réew wala gëmoo sa réew. ndax lu mel nii bari na man gis naa ne réew yoo xam ne buñ ko amoon tey dinañ ko manifester woo ba àdduna bépp xam ne lii ñoom rek ñoo ko am noonu nag daañu ko def moom ndax loolu rek mooy suñu sabab fu mu fekk ci àdduna bi daañu ñibbi si màggal ko comme ni ko sëñ bi bëggee képp kuñ xam ne ñor na la it boobu comme tulaay noo ko jàppee ñu jàppale ko képp kuñ xam ne it noonu Sëriñ Tuubaa nga boo xam ne amoo ci pexe waaye nii muy doxee gënalu la dañ la bàyyi sa bopp dox te kenn mënuñoo tee dox mais impact bi moom du sax lu ñuy misaal wala lu ñuy xiyaas lu dëggu la lu nekk la loo xam ne ba ala kulli xaal bala ngaa xam may Sëriñ Tuubaa rek mooy nga taxaw ne danaa ko gàllankoor moom bu boobaa ngay def sa bopp yaramu neen te doo ko yëg te loolu it kiiraay nga la loo xam ne moo ko ñaanoon suñ borom ba may ko nangul ko muy loo xam ne ku ko jëfal gis ko waaye képp koo xam ne jubbuwu la it mënoo leen lu dul maandu ci moom te ñàkk koo jublu mooy ñàkk am dimbalul yàlla ndax ku yàlla dimbali da nga am xol bu nangu te koy nangul war ngaa mën a nangul Sëñ Tuubaa ndax moom de pas-pas rek ci la doon dox ak liggéeyal yàlla topp jëwriñam ja sallallahu alayhi wa sallam ne ko dan aku parlu xam ne li mu bëgg suñu borom rek moo ko am ba suñ borom may ko ci mayam yi moo tax képp kuñ koy tudd di tudd boo defaree sa jikko defar sa bopp te teg sa tànk ci am njàngaleem lépp luy dox ci àdduna ak lu mu mën a doon man yaakaar naa ne lu dul jàmm wurta mën a daal ci sa kaw te loolu nag li la koy mooy jubal ak dëggal lépp loo xam ne nag ci loolu lañ ko mën a am yàlla nañu ko Sëriñ Tuubaa defal ndax ci loolu rek lañ fas yéene dox leneen lu dul safaan yàlla nañ ci yàlla musal waaye daal li ma ci mën a xam ba mu gën a bari mooy moom wax dëgg yàlla négligence yi bari na provocation yi bari na te nag mi ngi bëgg a ëpp mbéjum kanam nag borom moo ko mën a fajal boppam parce que il est temps jot na ñu wax leen dëgg jàmmaarloog ñoom ci liñ ñuy woo ndax il est temps parce que luñ mën ci bataille psychologique ñu ngi koy def ngir jàbbaluy sa yëf yi mu jaxasoo te ñëpp ñu ngi koy xam suñ demee nag ba féetar ñiku nag mën a am ñàkk kersa di ko def offensivement parce que fan yi nee nañ Touba ak dëkk yëpp a yam importance bi dëkk yëpp am la am bu élection maire yi ñëwee dañ koy def parité éclairage public moom jéemu ñoo wax jëm ci ndax lu ma kee da ngay toog at ba at ngay génne 100 millions ne éclairage public loolu maire bi sax man laa yedd parce que ñoom ñoo warut a ñoo defut seen liggéey suñ demee ba état di leen jox 100 millions pour ñu defar éclairage public boo xam ne at mu jot nga woote budget bi mu jàll xaalis bi ne fi defuñu ko ci soo demee ba état di yëkkatiwaat 100 millions di ko ci def kooku moom sa part de responsabilité ak sa cuune waaye lu mën a ñàkk la lu mën a ñàkk la kon ñoom nañuy wax état bi li mën a nekk mooy jafe-jafe yi dëkk bi am te bañ ko koy waya falal ndax lu ñu daal waya falal doo nga ñu ko teg maslaa mi ëpp te maslaa mi weesuut état moom képp ku ko waya falal mbir rek mu jàppale la ci surtout mbir moom jubuwut. ñu bàyyi la ak kàddu gu mujj gi rek nga tàggoo. waaw doole santaat yàlla rek yaakaar Serigne Touba Xaadim Rasul tey ñaan màggal gi ñu egg ci jàmm màggal ko ci jàmm mu jeex ci jàmm bañ delluwaat ci liggéey bi di lancer message bokk yëpp ne leen nañ gindiku te xool te xam ne àdduna fi mu toll jot na nag ñu xoolaat suñu bopp te jëlalaat suñu bopp dëkk bi en main te xam li sagub sëriñ bi ñu nekk ci ndax ba àdduna tukki moom ñii ma gis taxawuñ len ni dëkk bi ñor leen wala ñu di ci dox te mbir moom bu fekkee daf laa concerné nga sañ caa xam sañ caa def ko dindi nañuy informer nit ñi di leen communiquer di leen wax lii xew ñu di ko xam bari na lu lënt ci seen bopp ba ñu mujj dem sax ci mbedd mi lañ koy xamee ba tax mu indil leen ay jafe-jafe ci yu bare bari te nag yaakaar naa lu baax wala lu war a nekk jërta xumtoo jërta nëbb waaw loolu daal laa am ci lu may wax wasalaamaaleykum maa ngi sant ñëpp di baal àq ñëpp jërë ngeen jëf.
jërëjëf mbokki téléspectateurs yi ñu sant ko bu baax sunu gan tey ci jano bi doon ki nga xam ne moo di Serigne Sidi Mbacke moom Serigne Cheikhouna moom Cheikh Abdoul Ahad Mbacke ñu sant ko bu baax gërëm ko ci tomb yi xëy ni waxtaanee ko incha allah di ko joxaat rendez-vous ginnaaw màggal nga xam naa moo doon 4e numéro ci lu ñeel li nga xamante ni moo di bilan màggal ak it discours yi xëy ñu ngi koy xaar ci état bi xëy dina ñëw ak délégation sant ñëpp gërëm ñëpp jërë ngeen jëf